journaliste yi waaye di beral nuyoo ki nga xam ne présenté woon nañ ko léegi di modératrice bi di Soxna Fanta Coulibaly wax nañ ni moom philosophie lay jàngale mu mel ne suñu borom ci ay jaar-jaar am na lu bari lu ñu boole mairie bi taxul nu xamante nañu ci wàllu woowu ci wàllu philosophie bi bokk ñu jàngal bi ñuy waajal jataay bi nii rek ñu ngi fàttaliku suñu benn professeur bu ñuy wax Djibril Samb koo xam ne vraiment ñun ñëpp marqué nañu bokk ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo am xam-xam ba mat sëkk te amoon ci générosité tamit bu mat sëkk nga xam ne bu nit masa toll ñun fan nu tolloon di doog a tàmbalee jàng la ñuy tuddee philosophie soo ñëwee jàppe sa bopp étudiant première année de philosophie mu ni na nga xam ne soo ñëwee sama cours man Djibril Samb je ne vous considère pas comme des étudiants de première année de philosophie mais comme d'éminents spécialistes de l'histoire de la philosophie. On doon wax ne dans une conférence internationale j'ai traité un sujet avec un tel brio, une telle excellence et une telle pertinence que les autres conférenciers ont été amenés à me demander dans les couloirs même de la conférence si j'étais spécialiste en ce domaine. J'ai été obligé de leur dire, bien qu'à contre-cœur d'ailleurs, que je ne faisais qu'effleurer le sujet. Imaginez si je l'avais traité. li may wax ni am na fanweeri at ak benn kon suñ ko mënee fàttaliku c'est que kooku am na lu mu impacté ci ñun donc ku mel noonu ak ñeneen ñu mel ne moom Mame Moussa Diagne ñeneen ñoom ñoo formé ki nga xam ne tey jii moom moo fi toog fas yéene di ñu defar modération wu débat bi c'est la première fois ba ñu tàmbalee ba tey di def audience publique ñu jël ku yëngatu ci mairie bi mu def modération parce que justement beneen étape la ndax lii doon engagement bu ñu jël ci 2014 bis bi nga xam ne mooy ñaar fukki at fan ak ñeent ci weeru juillet 2014 ci kanamu conseil yi ak askan wi teewoon biñ ñuy fal dañ leen xamaloon ne dañoo fas yéene doon Baye Fallou Thiès surga Thiès comme dañoo dénk nag ca la ñu jàppe it ne lii nu ñu dénk moomuñu ko comme moomuñu ko saa ba saa dafay jaadu ñu daje ak ñiñ ko dénk wax leen fañ ci jaar ci diir bi weesu lañ ci am ci ay jafe-jafe ak lañu dëgmal ci diir bi ñu jëm bu boobaa ñu waxtaanee yooyu ak ñooñu ñu dénkoon ngir su fekkee dafa am yu ñu war a joyanti ngir su fekkee dafa am yu ñu bàyyiwul woon xel ngir bu fekkee dafa am xalaat yu gën a jub te gën a rafet yu mën a tukkee ci biir askan wi ñu dénkoon ngir gën a mën a rafetal liggéey bi ñu mën ko def bañ koy def it dañ ko wutal ay bis muy 30 octobre ak 30 avril li tax ñu def ko ni ko Ahmed doon waxee c'est pour ëllëg parce que institution day wéy nit ñi incarné institution yi dañuy jàll bis bu loolu saxee ba nekk tradition bu wér kenn dootul man boo fi jiitee ci mairie bi 30 octobre jot wala 30 avril jot te doo wax waa Thiès lan moo xew ci dëkk looloo tax ma wut bis yu fixe parce que soo wutul bis yu fixe day dépendre ci ki nga xam ne moo fi nekk wala ak équipe am pour ñuy seet ban moment moo opportun pour ñoom. Alors il peut arriver que benn ci ñaari bis yooyu daje ak événement bu yaatu
ci biir Sénégal boo xam ne nit ñi mënu leen woo ci leneen lu dul loola ba tax na daaw dafay jegante woon ak màggal mais comme dama jëloon engagement bi du ma mas a romb datu 30 octobre wala 30 avril te defuma ko dama ko def le 19 octobre li gën a probable mooy déwén dina jegante lool ak gàmmu incha allah te bu boobaa it suñ koy def ñu def ko avant lii engagement la boo xam ne kenn ku ñu ne see war a jàpp bu fekkee ne ab dëkk suñu borom defal na leen ñu am lu beneen dëkk amagul damay wax amagul parce que dama espérer ñëpp am ko mooy lan mooy ñuy respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 3 de la Constitution du Sénégal. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire. Teg ci ne aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te di ko dénkaane wala mu doxalal ko boppam ci référendum bi ñuy wax oui ou non waaye benn pàcc ci réew mi wala benn doomu aadama ci réew mi mënta aaki moo sañ-sañ boobu loola bii benn forme la bu ñu jël di ko jëfee nga xam ne suñu demee ba ñépp di ko jëfee yaakaar naa ni yoreen yi ak doxalin yi dina gën a set te gën a leer parce que soo xamee ni da nga war a rendre compte fii ak nangami fan ci diggante bi di nga bàyyi xel bu baax a baax li ngay def ndax xam nga ni am na un espace d'interpellation démocratique boo xam ne suñu ca yeggee war nañ laa mën a laaj loo xam ne soo taxawul woon na nga war a taxawee xëy na buñ lay laaj du jekk ci yow réew mi nu dendal di Mali loola dafa amoon nag ci beneen anam mooy su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo tax consommateurs yi toog di liggéey tey mobiliser wu bu ci amee kenn ku bind institution bi su fekkee ne dañoo bind madame Kébé mi benn lettre te amuñu ci la ñu bëgg dañuy daldi am ñoom sañ-sañu jël copie wu lettre bi déposé ko ci espace d'interpellation démocratique bu ñu yeggee ci weeru novembre dañuy def tirage bu ñu defee tirage am ñu tànn jukki ci lettre yooyu daal di woote jataay boo xam ne comme lii dañ koy def rajo télévisé ki bindoon lettre bi ñëw ki mu bindoon lettre bi ñëw ki nga xam ne moom moomoon lettre bu dee moom mënu koo jàngal boppam mu tànn ku ko neex wala ñu tànnal ko ku ko jàngal ci kanamu rajo yeeg télé kam ko bindoon ñu laaj ko lu tax tontuwoo ci wala lu tax tontuwoo ci ni nit ki doon xaar nga war a leeral ci kanamu ñépp xam nga lu mel noonu bu amee kenn koo xam ne ëllëg ab citoyen jóg na wax la yitteem balaa nga koo neenal wala balaa ngaa traîner yëf yi di nga bàyyi xel ne suñu borom mën na dogal nga bokk ci ñi ñuy jukki seeni lettre ëllëg nga war a taxaw ci askan wi yépp di tontu moo tax mu tudd espace d'interpellation démocratique. Le but donc de cet exercice du cinéma le but de cet exercice du fësal ay nit wala du politique c'est justement dundal li nga xam ne su dundee mbir mi yépp wéy ñépp am jàmm su dundul mu sooxe ci ñépp puisque nous avons tous opté pour la démocratie pour doxal suñuy réew kenn du ko doxal ci ku am doole yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku am juddu bi yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku ëpp alal yow yaay jiite kenn du ko doxal ci ku gën a rafet yaay jiite dañ koy doxal ci ku nit ñi wóolu tànn la yow yaay jiitee ndi ci diir biñ la ko dénk waaye buñ la ko dénkee ñooñu la ko dénk ñàkkuñu liñ moom parce que loolu mooy démocratie parce que bu fekkee dénk nañ la ko nga ni ba keroog mandat bi di jeex lu ma neex laay def bu yeggee ci cëppaandaw jëm bu leen neexul ñu dàq ma xam nga bu boobaa man nga ci diggante bi yàqal leen loo xam ne duñ ko mën a defaraat loolaa waral liberté publique yi am mooy ñii jël nañ seen sañ-sañ dénk la
suñ la ko dénkee ba pare dañuy daal di am sañ-sañ ci am information muy un droit à l'information ci liñ moom lii ci loolu la ko parce que boo xamul souvent doo mën a réagir su nit ki amee droit à l'information dafa war a ànd ak ay liberté mooy d'abord liberté de conscience liberté d'opinion nit ki bu amee sañ-sañu am xalaat ba pare am sañ-sañu war koo mën a wax mooy liberté d'expression su liberté d'expression amee dafa war a ànd ak liberté d'association mu war a mën a gis ñu mu bokkal xalaat ak ñu mu bokkal gis-gis ñu war a mën a kuréelu ngir di waxtaan di nam seen xalaat yooyu ñu bokk bu ñu amee liberté d'association am liberté de réunion su ñu amee liberté de réunion ñu am liberté de manifestation mooy loolu ñu bokk d'accord réunion ci ba tënk ci dara ñu war ko mën a fësal ba ñenn ñëpp ràññee ko gis nga liberté yooyu ak droit yooyu suñ leen garantiré maanaam askan wi bu jëlee sañ-sañam dénkandi ko ñenn kon du ko ñàkk lii ñuy def nii ci loolu la bokk. alors lii nga xam ne moom moo am solo suñu borom dogal na ñi nga xam ne ñooy def prix du leadership local te tàmbali ko daaw ñu rafetlu woon ko ba jox ville de Thiès premier prix de la transparence et de la reddition des comptes. ci beneen catégorie ñu jox ñu deuxième prix de la participation citoyenne puisque le président Aïdara est là ak ñi mu ko bokkal ville de Thiès rek ci Sénégal moo am conseil consultatif de la ville maanaam ni mu amee ay conseillers 80 yu ñu fal mais yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi représenté mbooloo moo xam ne maanaam ñi nekk ci biir conseil bi ñu fal gënuñu laa représentatif te gënuñu laa xam dëgg bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo yore exécutif bi puisque maire yi ñaari pàcc la benn bi mooy organe bi nga xam ne mooy délibéré di dogal muy conseil ak organe bi nga xam ne mooy exécuté di doxal muy maire bu ko defee maire bala moo yóbbu ci ñiy dogal benn xalaat mu mën a jaar ci conseil consultatif bi consulter leen puisque pàcc dëkk bi yépp a nga fa jigéen ñaa nga fa imam yaa nga fa délégué de quartier yaa nga fa université ma nga fa sportif yi ñu nga fa homme de culture yaa nga fa ñeneen ak ñeneen ba pàcc yépp a nga fa bu ko defee lu ñu bëgg yëkkati am na ku mu concerné wala ñu mu concerné ñooñu namm seeni xalaat jox ñu ko ñun ñu doog koo liggéey yóbbul ko conseil bi nga xam dañ leen a fal te ñu am sañ-sañu dogal su fekkee génn nañ fa dara maire lañ ko dénkoon mooy doxal maire doo ko dox. C'est ce modèle que Thiès propose à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. may espérer ne appel boobu danañ ko dégg xam ngeen ne dañu liggéeyoon le plan de développement de la ville de Thiès tënkoon ci ay projets yu am solo mu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi projet président de la République yebal fii son premier ministre en 2018 le 5 mai précisément mu ñëw teewee bi ñuy présenter le plan de développement de la ville plan de développement boobu dañ ko wéer ci plan Sénégal émergent ba pare wéer ko ci objectif de développement durable puisque Thiès ci biir Sénégal la ne kon soo bëggee am plan bu ci biir Thiès plan bi mënta woroo ak plan bi nga xam ne mooy dox ci biir Sénégal bu fekkee aussi da nga gis ne Thiès ni mu nekkee ci biir Sénégal noonu la nekkee ci àdduna bi la ngay tënk ci biir plan bi tamit mënta woroo ak ni àdduna di doxee te ñëpp déggoo ci te Sénégal ci boppam jël ci engagement kon loolu su fekkee dañ ko def mu méngoo boo bëggee wut lu la jàppalee ci loolu nga bëgg a def ci biir Sénégal du jaxe ndax daa dëppoo ak li gouvernement wu Sénégal tëral boo bëggee wut ay partenaires ci àdduna bi du jafe ngir dafa dëppoo ak li àdduna bi tëral loolu moo ñu dimbale ba ci 78 milliards 725 millions yi nga xam ne moo mën a doxal
75 projets yooyu ñu am ci yenn yoo xam ne état bi dafa jël engagement ca date boobu à travers la voix du premier ministre ci turu président bi mu doon waxee ne état bi dina ràngu lii dina gàlloo lii dina jëfe lii pour que mu am ci Thiès maa ko interpellé wu devant tout le monde parce que ñoom xam nañu ne Talla Sylla mosul faral benn président ba muy gën a nekk ndaw xëy na gënoon war a ma nekk ci position wu soxla quoi que ce soit am opportunité jamono président Abdou Diouf ndem si yàlla si président Ousmane Tanor Dieng mi ñuy ñaanal suñu borom teeru ko teral ko xam na ci dara président Abdoulaye Wade xam na ci dara président Macky Sall def na fi juróom-ñaari at te ànduma ak moom te sama xarit te ñëpp xam nañ loolu te taxuloon maa dama ba may décider di renoncer ci sama candidature di ko jàppale Thiès a tax ma def ba ma ñëwee donc taxaw ci seen kanam dama leen ne na nga wax président Macky Sall ne ko ni muy amee Thiès mooy bu ko Thiès amee naka la ko Thiès di amee mooy yitte yi nga xam ne moo ñor waa Thiès su ci dugalee loxo booba la ca jiitu woon lu mu doonoon moo doon wàllu làmp premier ministre ne yaa ñëw ci ñun wax ñu lëndëm bi am ci gox yu bari ci dëkk bi rawatina wàllu contournement nord mu ni moom comme dafa am kilifa mu dem ci kilifaam waxoo ko kilifaam ne ko boo demee nga dalal xelu Talla Sylla ne ko 50 000 lampadaires solaires yi may jënd Thiès dina ci am lu tax góor ca wax ja un mois après ANER bindal ma wax ma ne ma na nga xool point yi nga xam ne jàpp nga ni foofu la ñu war a yóbbu lampadaires yi su ñëwee te Thiès président nee na dina leen ci jox ñetti junni xam nga suñ la waxee ne la 50 000 lampadaires solaires ci Sénégal am 552 communes muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak ñaar bu doon commune bu nekk téeméer lay am Thiès ñetti commune la am kon 300 lay am muy ñetti téeméer yaakaar naa ni Mbacké ak importance bi mu am ak solo bi muy am 500 la Xombol yaakaar naa ni 300 la kon su fekkee ne Thiès dafa am 3000 non war nañoo gërëm président de la République waa Thiès ñoom moom man lañuy gërëm waaye man moom laay gërëm ngir damaa xam ni mu demee waaw damaa xam ni mu demee maanaam loolu mënoon nañ koo bañ a am te duñu mën a kaas fenn nag waaw te duñu mën a kaas fenn nag kon su fekkee ne loolu am nañ ko daf ñuy won ne juumuñu ci li ñu choisir ne su fekkee ne réellement li ñu yëkkati mooy dëkk bi am dara faw ñu collaborer ak état yeneen yi ci des ça peut être des ambitions personnelles mais ambition personnelle yi warul ëpp doole intérêt wu askan bi ndax kuy falu ci dara yàllaa koy dogal du am njàng du alal du leen yàllaa koy dogal te wax na ko ci alxuraanam ji te dara du teggiloo te nee na it boo ko yoree waxtu ma bëgg nga jóge ci tamit ci nga ciy jóge du ma ko rocc sax parce que rocc day yàgg dama koy bit fekk foqat kon su fekkee ne loolu am na mais pourquoi ñuy reyante pourquoi ñuy wax lu ñu wërta wax pourquoi ñuy def lu ñu wërta def Kafando mi toogoon ba mu yàgg nekk président Burkina Faso une semaine avant ku ko waxoon di nga mës a nekk président Burkina Faso du ko gëm ku la waxoon rek ne la Blaise Compaoré dina fi jógee ak affaire boobu jamono boobu doo ko gëm waaye ba mu jotee yàlla def na ko. Vous pouvez tendre des pièges, monter des combines, mais un beau jour, j'opère un renversement de situation. Et vous vous demandez si ce que vous aviez vécu était réellement vrai. Maintenant, dès l'instant que loolu ñun gëm nañ ko dañuy seet intérêt wu dëkk bii nga xam ne moom lañ ñu dénkali à chaque étape nan la ñu mën a weccante ay xalaat ak ñi ko yoree ba la ñu bëgg mu am. Alors kon ci lampadaires yi noona la demee ba ñu bindantee ak ANER
damaa bind maire commune bu jot bu nekk maire commune bu nekk ci Thiès bind naa la ne la président fas na yéene jàppale Thiès ci ay lamp yónni naa ay équipe ñu wër dëkk di guddi pour xool yi ko gën a soxla waaye maa ngi xaar ci yéen it ngeen wax ma lan ngeen fan ngeen bëgg effectivement ñu def ko ba ñu bindee indi mu dëppoo sax ak ñun lañ defoon ñu bind 3000 yi yónnee ko ANER ñoom sur la base de loo xam ne ci seen wàllu liggéey contrainte la ci ñoom am na lu ñu càmbar ba gis ne dañoo war a def ñaari phase maanaam du 3000 yi mooy dikkandoo dañuy njëkk a def phase bu njëkk boo xam ne 1780 lay doon mu am deuxième phase boo xam ne 1220 lay doon xam nga kon boo ñëwoon ci 3000 yi nga jël benn koñ prévoir fa 100 te léegi un peu plus de la moitié mooy njëkk a ñëw kon bu nit ñi di ñëw ca koñ boobu di def dina am côté boo xam ne duñ ko laal ala kulli haal léegi nag loola tekkiwul ne du ñu ñëwaat mais dafay tekki ne c'est-à-dire comme ñoom ci seen liggéey dañu choisir def ko ci ñaari phase il faut que nit ñi am patience bu nit ñi amee patience loo xam ne toog na ñaata at lañ toog amul kon suñu toogee ba ci quelques mois le visage de Thiès ci wàllu woowu di changer nañu xam ne li indi loolu mën na indi leneen dem nañu ba tey jii ay dëkk yoo xam ne du ci biir Thiès ñu ngi ñuy bind ngir man mu di ñaan que naka la ñu mën a def ba mu demee noonu mooy lu baax la et je pense que noonu ci remontée yi nga xam ne def nañ leen jëmale ci président de la République c'est pour lui dire que option boobu nga jël choisir solaire bi lu baax la puisque bu courant bi coupé yaa ngi dégg wala muy taw ñu coupé courant bi pour des raisons de sécurité loolu yëpp léppay tàkk mu leer naa nit ñi dina ci mbedd yi man leen c'est la bonne option donc il faut aller vers plus d'investissement buy jëm ci loolu parce que c'est l'avenir. Alors donc tey jii c'est vrai li ñu jot fii ci ay këy yuy jëm ci wàllu lamp yi mënuma la wax nu mu toll bis bu ne ab kilifa diine wala délégué de quartier wala benn responsable ci benn gox interpellé ñu déglu leen aussi dajale courrier yi commencé di def des fiches de modification pour que yenn zone yi nga xam ne ci xalaat yi service technique yi jàppoon nañu war nañ fa def mais population yi fa dëkk jàpp ne defe ko ne moo gën loola ñu bind ko ci ay kayit fas yéene bu ñuy def deuxième phase bi ñuy defe ko noonu parce que nit ñi nag ñoom moom seen yëf te ñooy wax li ñu bëgg waaye nag li ñuy waxee ndayam xëy sotti noonu la ñuy waxee Thiès tamit mënut a xëy sotti ci biir loolu dafa am lu essentiel mooy la voie de contournement non tey jii ci gàmmu yii ñuy waaj a dem nga xam ne lu ñu am ay gàmmu fépp nit ñi bu ñu wax gàmmu ñu ci bëri seen xel aussi dafay nekk ci Tivaouane te Thiès nekk fi mu nekk nga xam ne li fiy jaar ci ay oto day takku kon dafa essentiel woon benn moment ñu suspendre lenn lu ñu def ci yenn quartier dem fexe ba voie de contournement bi ñu leeral ngir guddi gi pour dem ak pour wàññeeku oto yu bëri éviter dugg ci biir dëkk bi jaar ci voie de contournement tey jii boo fa demee yaakaar naa ne à part portion bu yeggagul bu des tuuti dafa naa ne yaakaar voie de contournement bi moom leer et que oto yi dinañu gën a sawar léegi muy 1h du matin muy 3h du matin man fa jaar puisque looloo taxoon ñu def ko voie de contournement bi wàññi accident yi te loolu vraiment dina dimbali population yi su yombalal tamit ñay dem Tivaouane wala ñay dem Saint-Louis wala boor boobu mu yombalal leen seen déplacement du ñàkk ci biir waxtaan bi dina am ay laaj yoo xam ne ñi ngi jëm ci wàllu lampadaire yi bu boobaa ñu revenir ci déggoon ngeen ñu waxoon leen ci wàllu Promoville 16 kilomètres 5 yoo xam ne linéaire noonu la demee tamit ni lamp yi demee rek noonu la demee noonu la président jële ko teg ko ci suñu loxo nañu tànn fu ñu mën a teg 16 kilomètres 5 linéaire loola it wax naa leen ko fii à plusieurs reprises programme président de la République la ñu war ko exécuter fii ndax l'article 172 du code général des collectivités territoriales dernier alinéa dafa ni le maire est responsable
de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. loolaa waral loolu bañ ko yëkkatee sama loxo lañ ko def ne ma fan nga bëgg ñu def ko booba fekk na maa ngi si lalu hôpital Ameth Mbaye mi doon ubbi waxtaan wi laa woo wax ko bii tali ak bii tali ak bii tali ak bii tali kon tali yooyu tey jii suñu demee ba yu ci bëri di waaj a pare te mosu fa am nag tali yooyu bu ci nekk dafay ànd ak éclairage public yu bokkul ak solaire bi bu boobaa am naa yaakaar ni dëkk bi ci côté boobu dinañ gën a mën a sant dafay baax ki nga xam nag moo jógoon di ñu defal loolu ñu di ko sant nag ngir mu dolli PACASEN ñëw muy programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal la ville de Thiès am ci 1,3 milliard sur 3 années lu bokkul ak communes yi fi nekk ku ci nekk am nga ci kon xam nga ville bi am na ci maanaam su communes yi doxalee seen programme ku ci nekk di nga am programme triennal soo ko doxalee ba pare ville bi tamit doxal su dajaloo defe naa dina am impact ci nit ñi. alors donc sur 1,3 milliard bi ville am année bu njëkk bi 400 millions à peu près lañ ci yore pour war koo doxal lan la ñu choisir dañoo choisir ne priorité bi mooy ndox am na ñaar fukki quartier ak ñaar yu nekk ci Thiès yoo xam ne ndox mi àggu fa wala àggu fa nam fa war a àggee ñu ne danañ fexe mu am adduction d'eau ñu fexe mu am ay branchements sociaux loola AGETIP ñëw nañ fi ànd ko ak suñu ay techniciens dem ci quartier yi étudier yëf yi ba léegi AGETIP ñoom ñoo war a lancer marché pour que loolu ñu exécuter ko pour que am na gox yoo xam mësuñoo joti ci ndox mi incha allah ñu mën a joti ci ndox beneen bi ci topp mooy hôtel de ville bi nga xam ne waa Sénégal yépp ko moom waa Afrique yépp moom ko ngir Senghor li mu fi jaar ñu war ko réhabiliter réhabiliter voirie yi réhabiliter centre culturel Léopold Sédar Senghor ngir nit ñi soxla foofu bëri nañu te am na loo xam ne bu ñu ko defaraatee mu gën a amal solo ña fa ne alors loolu ci PACASEN bi rien que ci première année bi AGETIP ñi ngi waaj a passé marché yi am nañu yaakaar ne loolu su yeggee dana am loo xam ne dana ko jur mais benn ci yi gën a am solo dama leen ko doon wax fii mais booba dafa fekk mu nekk ci processus bi mooy lu jëm ci wàllu mbalit tey jii may wax ak yéen bii lu Thiès ci lu moomal boppam benn camion mbalit a fi ne ci lu moomal boppam te dafa paan kon xam nga fi ñu toll ni ville Thiès amul camion mbalit bu moomal boppam xam nga nit ñi bu ñu xëyee ku nekk da ngay nekk sa koñ ne na set na set na set te sa yoon ci fan la ñuy jëlee lii tax mu set ñun ci suñu wàllu bopp donte ñun dañ ñoo tànn ñu jiite ñenn ñi dañu tuddee ay kilifa ñun dañuy def altine bu jot ñu jël benn mbedd dem bale ji suñu balee ba noppi di espérer ne moment boobu ñuy bale ñu ñuy gis ñuy bale nit ñi dañ ci jàngee ne kenn ku ci nekk buy bale fa mu ne léegi mu am lu mu jur xam nga il a fallu que le président Macky Sall réélu lancé dara mu jëm ci loolu nga gis ñu bëri commencé di ci wax ak di ci yëngu ak di wuti ay Rwanda di wax naan vraiment ñoom jàmbaar lañu ala ko ñu taxaw fii di def loolu xamuñu dañu ay sàmb dañoo bëri sàmba alaat ci suñu biir depuis 2016 chaque lundi ñu def ko fii chaque lundi di jël ay volontaires ñoo xam ne chaque lundi ñu xëy 100 nit ñi fay leen weer bu ñu dikkee ànd ko ak ñun jël ay mbedd yoo xam ne ñoom dëkkuñu fa dem bale ji mbedd yooyu am na fa ay association am na fa ay nit ñu fa ne te ñu ci bëri noonu lañ leen di seetaane c'est un problème dañu waxante dëgg c'est un vrai problème mais tey jii am na programme boo xam ne ci wàllu état bi dafa ñëw mu jëm ci wàllu gestion des déchets moo waral UCG ñëw di ñu jàppale tànn
UDE par exemple pour le cas de Thiès mu indi fi ay camion loolaa waral lu ci bëri ñu mën ko def. li ci des maire carburant bi nga xamante ni ñun waroon nañ ko jël weer bu jot di ko liggéeyee ak di ci defee ñu naan ak carburant du cabinet weer wu jot buñ ko jëlee di ko dugal ci lu ñuy tonnee mbalit yéen ñëpp xam ngeen ne ñu ëpp si waa dëkk bi du ñu fay impôt du ñu fay taxe bëri na si kër yoo xam boo fa demee di laaj impôt sur le foncier bâti à la limite ña koy laaj sax xaw tuuti ñu dàqale. c'est-à-dire la même personne bii jóg di wax ne defal leen nu nangam la même personne mooy jóg kay ñëw di ko laaj fa ñuy jëlee weccet yooyu tax ñu mën koo def mu ñëwee mu dàq ko. kon bu amee ay jafe-jafe ci wàllu woowu aussi il faut nit ñi comprendre ne jafe-jafe yooyu tëbu rek am maintenant ñun tooguñu rek ne nañu xaar waa Thiès cotiser damaa jug di wuti te ñu nekk fii xam nañ ne 80% des voyages yi ma def ñaar dërëmu waa Thiès dugg ci ñu bëri fii ci ñiy ville di yebal mission bu ngeen laajee demee recette perception municipale dana leen yoreel nañ leen ay frais de mission ñu leen fay. mais ci biir dox boobu ak wuti boobu ak lijjanti bi ak toppatoo bi ci la ñu demee ba projet boo xam ne naruñu ci woon a bokk muy projet bu Fonds pour l'environnement mondial di def mu jëm ci wàllu mbalit ñu war ko def pour ay dëkku UEMOA juróom la ñu woon muy Parakou ca Bénin muy Niamey ci Niger muy Lomé Togo muy Ouagadougou fële ca Burkina muy Bamako ca Mali ñu fexe ba porox ndollu ba Thiès bokk ci dëkk bu nekk war a am 9 milliards ci juróomi at te Thiès gi bañ fi toogee ñun juróomi at budget yi ñu fi def yëpp boo ko dajalee matul jur 9 milliards parce que dañoo xam ne bu xéewal amul li nga bëgg mënu ko def loola nag 20 septembre bii Banque Ouest Africaine de Développement bind nañu parce que ñoom ñooy agence d'exécution bi ñoom bind nañu lettre xamal ñu ne direction générale Fonds pour l'environnement mondial approuvé na ba ma fi ñëwee avril dama leen woon mi ngi woon ci yoon xam naa léegi ñu approuvé ko au mois d'août lañ ko approuvé la Banque Ouest Africaine de Développement qui est l'agence d'exécution nga xam ne ñoom lenn li Fonds pour l'environnement mondial daf koy joxe muy don leneen li waa BOAD ñoom ñoo koy lijjanti toppatoo ko ñoo ñu bind bataaxal xamal ñu ni projet bi approuvé nañ ko di ñu ci félicité di ñu ci encouragé di ñu ci xamal lit ne am na lenn loo xam ne le ministre en charge des finances moo war a def benn requête au niveau de la Banque Ouest Africaine de Développement pour loolu di compléter financement bi mën a ñëw ma jël bataaxal boobu jébbal ko président de la République ngir mu mën cee soññi jëwriñam bi yore wàll woowu jour bu mbir moomu tàmbalee nag ak jàmm na fekk waa Thiès organisé ci gox yi bu boobaa dina fekk kon Thiès am lu amagul ci benn gox ci Sénégal mais dafa laaj organisation ngir ñu mën a dundal le tri fexe bay séddale segg mbalit mi ci kër yi loolu dañ koy organiser war a am ay poubelles war a am ay zone de transit yoo xam ne dañ fay jaarale mbalit mi war a am aussi des moyens conséquents moyens matériels pour man di jëli mbalit mi fi camions yu mag yi mënta dugg ñu am yu ko gën a ndaw yoo xam ne danañ fa joti ci loolu logique boobu la ñuy nekk mais mu doon ci anam boo xam ne dañuy liggéeyloo kuréel yi nga xam ne moo xam GIE lañu wala ay structure de type économique yu nekk ci biir dëkk bi jigéen ñi yore leen wala ñeneen yore leen ñooñu ŋànk mbir mi organiser gestion déchet bi d'un bout à l'autre tri collecte transport traitement valorisation des déchets ba nga xam ne bu juróomi at yi matee waa Thiès dinañu mën a wéyalal seen bopp pour di doxal gestion des déchets bu boobaa it waa Fonds pour l'environnement mondial gis ne lii lu baax la te nii ñu ko defee nu baax la ñu mën koo lawal ci yeneeni commune moo xam ci biir Sénégal moo xam feneen ci Afrique am nañu beneen projet boo xam ne aussi décroché nañ ko dafa am benn fondation bu tudd Botnar ci wàllu santé ak ci wàllu nutrition
mu doon projet bu am solo ci début bi rek danañ ci war a mën a compter sur 400 millions yoo xam ne ENA yi moom ñoom seen agence d'exécution la ñu war ko ànd ak la ville de Thiès avec benn consortium boo xam ne dafa dajale ay organisations de la société civile pas seulement thiessoise mais ñooñu bu ñu ko defee danañ ci mën a def liggéey boo xam ne en fait dana wëlbati ko am njariñ sans que mu doon des ressources budgétaires yu ñuy utiliser. La ville de Zolingen ñëpp xam nañ ne partenaire u Thiès la ñetti at ñun ak ñoom déroulé nañ fi un projet bu tudd restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès. ndox mi ñëw na fii ci yenn moment am côté yu mu yàq mais projet boobu bu fi jaarul woon na ngay jàpp ne bu doon fukki litre ndox moo dem fenn dana doon ñeenti téeméeri litre ndox pour mu leer ci bopp ñëpp. xam ngeen ni Thiès ay plateau dañ ko wër Kisaan boo jëmee yoonu Mbour nii boo jëmee yoonu Pout ñëpp xam nañu àllu kaañ mbir mi daa féete kaw boo jëmee nële ñëpp xam nañu Morolan yooyu wër Thiès fii nekk fii ñu nekk mel ne cuvette gën a suufe ñi miin gox bi xam nañ ni daanañu toog tawul fii nga gis ndox mi di rogala kon am na ndox mi fu mu jógee xalaat ba ñu amoon mooy jóg au lieu ñu ni dañuy traité ndox mi fii ndax tubaab yi bañ fi nekkee ak bi ñuy doog am indépendance ñaari daloo yu essentiel lañ def ci dëkk bi ndax booba nag melu woon ni amul woon population bu toll ni yeggagul woon fii écosystème yi melu woon nii mu mel tey booba ñaari daloo yooyu doyoon na ak canalisation yi ñu defoon pour régler problème yi benn bi nekk Sampaate beneen bi nekk fii Jules Sagna mais yéen xam ngeen ne nit ñi ci boppam ci seen ni ñuy dundee ñooy fatt canalisation yu bari nit mooy toog guddi gis ne xool ñu ko mu fekk benn kan mu ñëw sotti fa mbalitam loolu aussi lu am la te warul am nag parce que mbalit yooyu indiwuñ fa seen bopp léeg-léeg ay charretier yóbbu ko fa taayee la dem ba ca décharge ba ñu xool fenn jàpp ne kenn gisu leen ñu sotti ko fa parce que amuñu police municipale boo am assez de moyens pour gérer la surveillance urbaine ci côté ko alors xam nga su fekkee ne loolu dafa am il fallait trouver nan lañ koy régler parce que soo bëggee jóg ne yaa ngi yàkkali daloo Jules Sagna wala yaa ngi yàkkali daloo bee nekk ci Sampaate ay milliards lay laaj te amoo ñu jël beneen façon mooy dem ci plateau bi kar ndox mi dañoo kar ndox mi ànd ko ak population yi fa dëkk liggéey loo leen financer leen di leen jàppale ñuy gas ñu def fa ay ouvrage creusé def fa ay demi-lune def fa ay cordon pierreux ngir teq ndox mi ngir retarder doxinu ndox mi ba ndox mi di mën a infiltrer wu ba zone yoo xam ne xeet yu xonq rek fa nekkoon tey boo fa demaatee fekk fa ñax am na gox yoo xam ne cuuli dafa daan am amatul woon léegi amaat na te liggéey boobu ko indi alors liggéey boobu nag ñu defoon ak waa Zolingen yàlla dogal ñetti at la woon ñetti at yi jeex ñoom ñu yokkaat sax ay weer mu jeex waa Zolingen ne ah projet bii ni ngeen ko yore musuñu gis ñu yore ñu gouverner benn projet nii ak nii mu rafete c'est-à-dire kon faw ñu defaat dara gouvernement allemand teg ci boole ñu nag ville de Zolingen tànn ñu ci 3 meilleurs partenariats yi ñu am ci àdduna bi yëpp la ville de Zolingen et la ville de Thiès dañoo jotandoo ci weer wee ñu génn un prix boo xam ne du partenariat ñett a ko am ndax comme ñoom dañu seen commune yëpp dañoo am ay partenaires ci Amérique latine am ko ci Amérique du Nord am ko ci Europe am ko ci Asie am ko ci Afrique yëpp ñetti meilleurs partenariats yi Thiès Zolingen ci la bokk kon ñu ni danañ ñu may ñu nag Zolingen ñu defaat beneen projet boo xam ne
ñoom danañu indiwaat 200 millions yoo xam ne ñoom bu leen gënoon li leen gënal mooy avant suñu projet bee di tàmbali ñu dugal ko ci wàllu gestion de déchets non pas pour ñëw jënd ay camions yooyu mais pour sensibiliser informer éduquer et je pense que loolu xëy na du ñàkk la presse de Thiès ñi yëngatu ci communication bi à Thiès lu ci bëri ci loolu ñoom dana war a mën a jëm ci ñoom parce que sensibilisation bu amul éducation bu amul communication bu amul ci wàllu les mentalités ne vont pas changer. ci ñun ñëpp xam nañu ne affaire kër xale yi moom yàgg nañ cee wax démb la ñu ànd ak AGETIP sur le terrain je pense que la ca nekkoon ay wax ak i coow loolu moom fett na ko l'état d'ailleurs moo décidé léegi sax moom mooy defar kër xale yi bu ñu defaree kër xale yi xool mu dox Thiès ñu yaatal ko ci Sénégal xale yooyu di taxawal ci benn kër xale yi bi loolu moo ko yëkkati mais fondation Sonatel centre de gériatrie régional de gériatrie bi nga xam ne mag ñi dina leen soxal ci biir dëkk bi loola defoon nañu ba toll ci autorisation de construire ak yooyu yëpp loolu yemb na tey maanaam boobu moom day dox tey à partir de maintenant ñoom xam naa ni léegi ñu jël seen i machine ak seen yëpp commencé tabax centre bi bu boobaa mag ñi nekk ci biir Thiès gis ne am nañu bërëb boo xam ne dañ leen ko jagleel uniquement ñoom pour seen wàllu wér-gu-yaram. Parlant de wér-gu-yaram il est bon que ñu remercier suñu benn compatriote thiessois ñu miin ko ci Abdoulaye Diaw ñu naan ko Baba Diaw ndax nag luñ fi amul woon depuis 5 ans mooy may na ville de Thiès ñaari ambulance waaw ñëpp xam nañu ne fondation ki Amadou Dieye mayoon nañ ñu fi corbillard sur utilisation bi taxoon mu yàqoon ni actuellement ñoom ci seen bopp ñoo nekk di ko defar xam naa léegi mu pare bi ñu Baba Diaw njëkkee may benn ambulance man maa ko ni xam naa ne ñun sax foog ñu dem wuti beneen ndax li ñu daloon ci corbillard bi sur utilisation bi ndax ñun moom duñ ci def commerce c'est pour le social buñ ko doon def benn bi dafa dem ba yàqu mu ne ñu bu ngeen naree wuti beneen kay ma jox leen beneen bëggul woon ku ko tudd nag ma ne ko man dinaa la tudd ma waaw ndax sëñ Babacar Si def naa am na lu wax ci loolu waaw nit bu la defaree lu baax nga ne du ma ko tudd moom buy wàññaay na moom na la ca jiite dañ ko tudd nag man maa ko tudd seen tur ñeen ñëpp wax leen ne leen ñu ngi gërëm Babacar ndax def na ko nag ba Bara Tall tabaxee école jàpp plutôt defaraat école mu jaay caw dañ koo gërëm ku fi ñëw def fi lu baax daan nga gërëm ci wàllu sport bi xam ngeen ni Thiès léegi mooy barab bi te yaakaar naa ne mel na ni jig na équipe nationale daje yi fi amagul yépp ndam la yàlla na wéy boobaak léegi it lu ñu bëgg a def ñoom fii lañ koy defee tournoi UFOA dajale fukki nation ak juróom-benn bi ñu fi déroulé wu bi mu amee it vraiment am na ci anam yu rafet keroog maag sama rakk Yankoba Diatara ñun ñoo toog pour dalal suñuy gan ma di ko waxtaanal mu di ma waxtaanal bi mu jeexee journaliste yi ñëw ne ma gis nañ ne ni nga def ak sa rak biñ may interview ma lëngu ko ba may wax li may wax jeex bi muy jël parole mu lëng ma ba bi mu wax jeex dafa tee ku nekk bu ñuy politique nga dem politique mais bu ñu waree dalal ay gan pour Thiès ñun ñëpp ñu nekk benn dalal ay gan pour Thiès ràññee dafa baax sëñ Aliou Gueye mi jàngal Al Maktoum dafa wax ni yàlla xañ ma lu ne ba mu des ràññee ñun ràññee nañu moment bi nga xam ne dañu war a def politique ak moment bi nga xam ne dañ fi war a nekkal pour askan wi yëpp et loolu lu ma rafetlu aussi yàlla na gën a yàgg ba liggéey bi gën a yomb. ODCAV ñu ngi toog président Ousmane Diop ñu ngi la doon nuyu bi nga ñëwul ñoom jox nañ leen un terrain de 500 mètres carrés pour ñu def fa siège ndax nag ODCAV jeunes ñëpp la fi nekkal et je pense que nawetaan même dépassé na les jeunes waaw loolu tax ñu def ko comme on l'a fait pour les hommes de culture. dégg naa sax temps yii ñu naan ma am na ku ma woo fekk damaa tukki woon mu ne ma
waa Arcos yi am na ñu doon def conférence de presse di la sànni xeer ma ne noonu la amoon na yeneen jataay yoo xam ne man lañ doon gërëm àdduna noonu la am de wax naa leen toujours ne man ku ma saaga ku ma tàccu laa yemale li ma nanguwul rek mooy ku ma ni lii moom jalgati bi moom yaa ko def te doo ko dégg lii nga moomul yaa ko jël te doo ko dégg fi nga dem waroo fa dem te yaa fa dem te doo ko dégg doon nañ def seen yëpp ñun ñoo leen daan jàppale at noonu amuñu budget te yéen ñëpp dégg ngeen loolu kon mënuñu leen jàppale parce que amuñu ñuy def seen activité lépp kañu lépp topp leen bu ñu amoon jàppale leen parce que am naa yéene boobu mais bu ñu amul mënta ne xam nga li nga yor waroo am soxoru bañ koo joxe mais li nga yorul mënoo am mbaaxu joxe ko ci biir loolu maa ngi leen di invité à revenir ci beneen mbir mooy nous sommes tous des Thiessois ñëpp xam nañ ni liggéey bi moom dafa laaj ci wàllu culture ñëpp di joxante loxo di liggéey ñi ngi waajal 3e édition bu festival Kaay Thiès et que soxla nañ ci ñëpp ba ku nekk war cee dugal loxoom maa ngi espérer aussi que ñoo ñëpp ñu àndaat nekk ci yëf yi di liggéey di dem d'ailleurs comme dañoo tolloon ci wàllu sport benn moment nuy sant fédération sénégalaise de football ak FIFA ngir lu ñu mas a jooytu bëggoon ko ci fii di Maniang Soumaré signanteel na ñoom kayit yi ñu waroon signante yépp pour que bu nawetaan yi jeexee ñu tàmbalee def fi gazon synthétique ci loo xam ne FIFA ci boppam mooy financé loolu moom nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin ngeen jégal ma de bu ñu fi defuloon dara de kon pare woon naa bu yàgg ci wàllu art toujours puisque xaw naa cof festival Kaay Thiès actuellement la ville de Thiès mi ngi accueillir ay artistes yu jógee Cergy nga xam ne c'est des partenaires de la ville de Thiès y a un groupe bu tudd Art Ozone ñu ngi ànd avec ay artistes thiessois comme waa ADAPT ak ñeneen institution bi ñi ngi améliorer organisation institution bi créé nañu une nouvelle direction bu juddoo ci direction des services techniques de la ville muy direction de l'urbanisme et de l'aménagement alors ñoom ñu nar a créer en rapport avec les services déconcentrés de l'État lu ñu tuddee un observatoire urbain xam ngeen ni Thiès comme fii la ñëpp jëm ndax l'aéroport ndax les autoroutes bu ñu ko organiser wul anarchie dina am ci loolu nag nit ñi ngi ci jëm au plan interne également ñi ngi jëm ci voter budget et dans les délais s'il plaît à Dieu le dimanche 3 inchallah ci la ñu war a am débat sur les orientations budgétaires di ñaan que processus budgétaire bii ñu jëm mu mën a dérouler wu dans les meilleures conditions et que mu am dal et que tànn budget boobu mu bañ a am politique et que mu bañ a am benn xeetu jaxasoo lii daal mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko indil ci li nga xam ne jot nañ fee ko fee def ci 6 mois yi ñu génn ak li ñu def na jërëjëf. en tant que doyen ñu ñaan ma ne ma dañ lay ñaan nga seet ci Sénégal ñoo xam ne ñii seeni profil ànd na ci loolu ñuy wut ñun muy ambassadeur de la paix nga xam ne dañuy œuvrer ci la paix ku dégg li maire wax fii dama ne man nekk naa 40 ans administration 25 ans conseil municipal fii musuma gis maire bu def li ci def tous les 6 mois nga taxaw ni population bi yépp ñëw leen ma partagé ak yéen li may liggéey su ma leen waxee li ma def wax leen li ma nar a def jox leen kàddu gi lu leen neex ngeen bokk ci benn maire yi moo ko brûlé à haute voix là. Et c'est le doyen qui parle. J'ai fait 25 ans de conseil municipal. Il est tourné 40 ans d'administration. Les gars def kenn def kon nag bi ñu ñëwee danañ mën a jox distinction boo xam ne bi mooy wane ne ambassadeur de la paix ci tey ngay liggéey jàmm ngay liggéey sutura ngay liggéey
développement ngay liggéey kon nag raaya bi ñu la jox tey monsieur le maire da nga ko mérité monsieur le président. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk maa ngi nuyu ku nekk surtout ak sa mouvement bi nag dañu fas yéene nominé ki nga xam ni mooy autorité suprême bi muy suñu maire Talla Sylla wax ji nag du dugg parce que wax nañu lépp te tollaay du feer moom nag mu doon ki nga xam ni maanaam ñëpp seedal nañu ndax lii man ci laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo mais mosuma gis audience boo xam ne léegi nit ñi dañuy ñëw di seen soxla def débat public ñu def l'état des lieux parce que li dafa am solo. kon nit diplôme bii ngeen gis moo jógee Amérique moo wane ne Talla Sylla tey bokk na ci ambassadeur yi nga xam ne moom lañ nominé fii ci Sénégal. léegi annexe jël leen man dakar ko monsieur le maire yaay conseil spécial am yaay collaborateur direct. voilà jox nañ ko bandeau bi mooy wane ne mooy ambassadeur de la paix waaw. yal na la jig 196 pays ñoo bokk ci mouvement bi.